seen revue de presse ñu ànd ci ak Alhaji Ahmed Aidara. Bismillah, président Macky Sall day koom-koom gi la bëgg a décalaté terminé yéene kaay ne corona gaa fa jaar waaw dama ne la fukki junni ak juróom ci ay milliards ngir nag sauver kon Sénégal gi lée la ilaha illallah dama ne la président Macky Sall waaw nee na bu sañoon daal fii ak ñeenti atu yàlla waaw suñu yokkute kon à deux chiffres lay ne croissance ba 13,7% ñëf le soleil yéene kaay ne conseil présidentiel la woon de ci lu jëm nag ci wàllum relance économique ba dama ne bëgg-bëgg yi kay di wàllum objectif ba yokkute fii ak déwén 5,2% 2022 7,2% ndaxte président nee na pétrole bi ak gaz lang fi dee suul ko du ko tere xeeñ dama ne la 13,7% 2023 te privé national bi day dana tabax nag ab centrale boo xam ne kon ñetti téeméer ci ay mégawatt dama ne la président Macky Sall day ci lu jëm nag ci wàllum yori nuk inondation yi nee na sama gouvernement bi lim fi def dañoo amee indépendance ak léegi 1960 ba léegi ni la benn gouvernement defu ko fii kor Marème Faye na maa leen wax li lée lu jëm nag ci wàllum tourisme ak mbirum presse bi journaliste yi Macky Sall fayu impôt bi lée may na leen ñu nooyi de ba 2021 Mamadou Lamine Diallo te ci tribune yéene kaay waaw nee na décalaat nag wàllum koom-koom googu relance ba Macky Sall day na ko leer na lii ndëgg sërëxal la piège la te kat ka ko gasal du dara lu dul boppam yorin gu bon di wàllum mal gouvernance yow koom-koom goo xam ne lan la togg ci réew mi ak lan la fi jur ay xale yi taxawaalu rek wàllum chômage boo xam ni gone yi bare sax yow leb nga ay bor leba sa dox la Mamadou Lamine Diallo ne APR duñu dara maanaam dañoo xamul fan la ñuy tàmbalee laa la wax te nee na ñoo yaay ñi ngi ñetti junni ci ay cadre di ay boromi xam-xam yéen ngeen ne kon seen wàllum koom-koom gi lée dafa taxaw dafa dëgër performante waaw te yéen a ngi sàkk kon ñu baal leen bor bi bañ leen di wax ay mbirum moratoire sur saane jël alal ji daal def ko foo xam ne farata la waaw ngir koom-koom gi la kon mën a jëm kanam day gis nga Macky Sall mi daa yeewoo penku bayeer yi yeewoo sow mar day taali ana ñoom lan la gis wàllu wér gi yaram ak lekk geeg yooyee waaw waaye ideen Mengason mi waaw nee na plan Sénégal émergent vert bi wàllu njàng meeg njàngale meeg formation bi looloy farata te partenaires yi nag liñ bëgg daal mooy na mbir mi leer yorin gi nay leer critique yéene kaay ne Macky Sall day yéeg na nag ci ay fasunaaru góoram de la tee mooy yéene kaay la quotidien yéene kaay ne daanaka lu jege fukki junni ci ay milliards la ilaha illallah ngir yëkkati yoon wàllum koom-koom gi lée ba ba la Macky Sall kay gis na nag liy faj feebar bi di vaccin ba 24 heures yéene kaay ne heure bi yëkkati waat nag koom gi ca la Macky ne Dakar Times ne la grande offensive économique la de bu président Macky Sall waaw waaye Macky Sall nag bu dee koom-koom gi lée mi ngi koy jéem ngir mu jëm kanam waaw rek jëri Aliou Sall day koom-koom mu Géejawaay nërmeel na ko parce que Aliou Sall nee na xaalis amatu fa il faut ñu jël nag mairie ba ak yeneen i bërëb jéem koo loué way samba léegi ko yéene kaay ne moo taxit waa Géejawaay laa bokk day GLB waaw nee nañu ginnaaw nag ba mu caxataxatee kon suñu littoral ba lée Aliou Sall day yenn ci alalu askan wa nag la bëgg a caxataxatee di ay espaces municipaux waaw dama ne la Ousmane Sow ak ña mu àndal day ña ngay woo nag askanu Géejawaay googe ñu jug taxaw waaw ngir sel alal ja bu ñu ko wanteer laa la wax critique yéene kaay ak laas waa GLB de woo nañu conseil surtout conseil municipaux yi ngir ñu bañ a voté nag ba taw xuus naa ñàpp ndax lu neex Aliou Sall bu leen voté Ramatoulaye Dieng nag ña mu àndal day nee nañu lan mooy ndayu Aliou Sall mi lée jël fa benn école naan da ko tuddee mag ji Macky Sall way samba teew ay doomu Géejawaay yu valeur am diine am jom nekk fa sur sa année waa GLB de da ngay taañaañal Aliou Sall kon ci alal jax doo jaay te doo loué mairie exclusive yéene kaa ne Aliou Sall kay daa yi nag mbiram tar na de miti na de ca Géejawaay lool parce que génération des forces citoyennes bu Géejawaay day GFC waaw nee nañu dañuy amal ab doxum ñaxtu mairie ba la ñuy tàmbalee ba ca filawooye laa la wax duñu nangu kon seen alal jooje ñu caxat-caxatee ko maam Cheikh Seck moo leen jiite te nee nañu bi yoon nag ba ñu ji seen dere tuuru laa la wax mar day tali waaw yéene kaa gi ne mais bugga seli tamit day Seydina Fall kaddu yi nga xam ne da koo yëkkati daa mel ni Aliou Sall la jiin jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la dund te wàllum faux billet waaw parce que bugga seli nee na opposition bi daal defuñ ci dara laale wuñ ca ñi nga xam ne ñoom ñoo ma suuxlu nii naan dañ ma jéem a yàq waaw sama biir parti de APR la ñu nekk laa la wax te xam naa leen de te gars yi xamuñ leen woon fii Géejawaay maa leen xeexle ba ñoo am tey ay teraanga laa la wax ak nit yi xam leen responsable la APR yi mennum la Diop dong moo ci taxaw sama njaboot man bugga seli waaye élection locale yi ci diwaanu Golf Sud gi bañ yegg ca danaa leen duma ba ñu ne nem sur ce année coowal Souleymane Teliko bi day dana kalaate de parce que avocat wu Teliko waaw ña ngay bind nag ba tooñee ba ngir mu jox leen digal ñu organiser conférence de presse ajuma ji di ñëw kuréel gi njaboote magistrat yi danañ jàkkaarloo tas ko xabaar yi de ca Ndar gi waaw sàkku nañ ca atekat ya ngir ñu taxaw jàppale ko les écoles yéene kaay ne
Adja Ndiaye day sonn na fi mu nekk nii de lool mooy caméra wu mënu Dakar atu ba journaliste yi nag fi mu nekk nii tey jëlee danañ dem ministre intérieur yóbbul ko leetar looloy dëgg ñaxtu li police ay def xale bu jigéen bi dee nga clinique ba tey appel ak Reporters sans frontières nee nañ la leer jeune reporter du Sénégal yi la naqarlu nañu kon jëf yu ñaaw ji nga xam ne moom lañ def ci kaw Adja Ndiaye te ñu ko def tam dañoo war a yëkkati ay daan yu saf lal ko seenu ndodd looloy dëgg Direct News xeex ba amoon ca biir géej day navire Soleil Seba la waaw Ibrahima Mbaye dama ne la am na ku ca am ay gaañu am na ku ca dee allahu akbar libération yi ne kaay ne coowal Locafrique day ak Carrefour automobile waaw Khadim Ba seral nañ ko kon moom sa biic maa la ko wax dama ne la doyen des juges waaw génne na ordonnance ba démb day daal dinay setal Khadim Ba allahu akbar Dakar Times de Khadim Ba ak ñoom Samuel Sarr ñoom ñëpp leen setal laa la wax l'Observateur ne Khadim Ba day waaw mujj na am ndam nag ca kaw baayam be di Amadou Ba dama ne la dogal bi nga xam ne Demba Kandji da koo jëloon day Siré Ali Ba ñëw dëggal ko waaw doyen des juges Samba Sall ñëw na faxas loolee teg na le parce que nag atte bu mujj ba démb day nee nañ léegi nag Khadim Ba moom Locafrique coow dana am Sarr de maa la ko wax parce que yow Locafrique moo fa majoritaire moo fa am 34% laa la wax la ilaha illallah chamboulement bu dey Vox Populi ne Mansour Faye day saltel na Ousmane Sonko de waaw parce que Mansour Faye nee na dama ne la Ousmane Sonko da doon ñëw ci man di raam naan ma wutal ma audience ci président Macky Sall man Mansour Faye nag foofee laay maa ngi xaar nag Ousmane Sonko daal di weddi colonel Kébé day daal dinay tontu nag Mansour Faye tontul na Sonko de nee na Mansour Faye xamul mënul jëful yéene kaa gi ne xalif général ak murid yi day wax na ak Idrissa Seck ndaxte Serigne Mountakha waaw nee na président réew mi xamal na sa taxawaay wi la bég naa ci lool te noonu rek nag la war a demee Serigne Mountakha Mbacké ci Les Échos yéene kaay ne Idrissa Seck lu ne mën naa yees lu ne mën naa ñëw lu ne mën naa am lu ne mën naa am yàllaay def di dindi Alaaji Malick Gakou de bañ ko laajee waaw nee na ñi noppi wuñ de déedéet ñi ngi liggéey dafa am ay jamonooy jëf jamono ji nga war a nekkee ci terrain bi jamonooy xalaat ak jamonooy wax gouvernement union nationale buñ la waxul loo cay wax Macky Sall dootul yàq xaalisam de déedéet parce que président Macky Sall day ci grand place waaw nee na secteur boo xam ni kon indiwuñ fa ay réforme de ay coppite dootuma ci def ay milliards Sall ngaari lam tooro tay milliardu pétrole bi bu ko fàtte de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji te salaamaaleykum conseil présidentiel bi nga xam ne dañ ko amal ni ki démb ngir relance économique sénégalaise muy koom-koom gi nga xam ni dafa sëngéem jamono ji nu ñu ko mën a taalaate ñi nga xam ne ay partenaires lañu bokk nañu ci ndaje boobee loolee ñu ngi koy woowee PAP 2A mooy projet boobee nga xam ni moom la ñu bëgg a sukkandiku ngir financer ci lu toll ci 14000 muy fukki junni ak ñeent yi toftal juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñaar ci ay milliards ci francs CFA muy tel 2019-2023 nee nañu la cay xaymeem teef mooy yóbbu yokkute Sénégal ba ci 13,7%. loolee nag ci 2023 la ñuy xaar kon ci pandaw ja ñu ni dañ ci yokkaale bu ñu commencé exploiter gasoil pétrole bi nga xam ne Sénégal am na ko jamono ji mu nekk ndaje bu ay partenaires financiers ak ay techniciens fekke woon nañu ko Abdoul Aziz Sow. koom bu ñoŋ ànd ak croissance bu baax fii ak 2023 la njiitu réew mi namm ci Sénégal jaaree ko ci jëmmal palang bi ñu duppee PAP 2A dinañu am croissance bu tolloog 5,2 ci atum 2021 que 7,21 ci 2022 ci 2023 ñu ngi xaar 13,7 muy njëkk Sénégal di ko am koppar bu ñu soxla ci PAP 2A mu ngi tolloog ci 14,721 milliards njiitu réew mi namm sukkandikoo ci mbay napp geeg secteur pharmaceutique bi itam des kon na koo ñoŋal. Il est inadmissible du yoon ci mim réew seringue sax boo ko bëggee foog ñu importer ko dafa jot yenn ci garab yi itam ñu ko fi defaree sur place. ngir lu ni mel ant foog ñëpp sëgg liggéey njiitu réew mi di woo gouvernement bi ci ñu taxaw amalee réforme mbir yi mën a dox mbir yi war a yëngu ñu jëm ci réforme yi dootuma génneti benn koppar di ko def ci secteur bu ñu deful benn réforme ci wàllu wér-gu-yaram ak financement ñu ngi ko ci amal lu tolloog 200 milliards ngir ñu mën a defaraat waaye itam tabax ay bërëbu fajukaay teg ci ñu jël personnel bu mucc ayib. wax na itam ca ndaje ma ni code de la presse déjà lépp noppi na benn ñaareel ba itam ñi nga xam ni ñoo nekk ci wàllu tourisme itam des na leen baal ñaari atu impôt nañ déglu njiitu réew mi. S'agissant du secteur touristique et du secteur de la presse. lu jëm ci wàllu secteur tasub xibaar yi ni ki noonu secteur tourisme dégg naa seenu jàmbat moo taxit namm naa woyal li ma far lépp lu jëm ci wàllu impôt ak taxe. Tous les impôts et taxes notamment la TVA. ni ki TVA ak yeneen yu ni mel ba fi ak njeexitalum atum 2021. et l'impôt sur les sociétés jusqu'à la. su ko defee ñaari secteurs yi itam mun a suqaliko. donc pour vous permettre d'être dans la relance.
xeetu wote yi di car rapide muy super ak 7 places itam Macky Sall nee na dinañ ko fi jëlee ngir mën a wàññi accident yi nekk ci tali bi lu mooy loolu itam dana gën a yaatal programme renouvellement parc automobile boole ci itam TER bi waaje commencé ci atum 2021 mu ni ñu teewlu kàddoom. sunu réew dina suqaliku jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi ak ndorte li ñu duppee TER loolee dina mën a rek fexe wàññi ñàkk organisation bu ñuy nemmeeku ci secteur informel bi ñeel transport urbain bi fexe itam nu ñuy arrêté wee car rapide yi nga xam ne ci atum 1940 wala 50 ba tey ñu ngi dox normalatul ñu nekk ci kaw tali bi jaaree fa itam arrêté auto 7 places yi loolee yépp ngir xeex accident yu garaaw yi ñu nemmeeku ci tali bile. Trop d'accidents mortels qui n'auraient jamais dû être des véhicules de transport. ba tey ci xibaar yooyu nee na lu jëm ci wàllu inondation yi moom Macky Sall la mu ci def 1960 ak léegi amul benn njiit réew bu ko fi musa def nee na itam ci kàddoom noppi naa ubbil buntam waxtaan ak képp ku ci am xalaat ngir ngeen weccuwante ko ci projet bi mu nam foofee ci départementalisation Kër Massar rek lu mën a indi solution ci inondation ci Sénégal surtout capitale bi di Ndakaaru nañ ko déglu. Parlant des inondations, je suis quand même à l'aise aussi pour dire les efforts qui ont été faits. lu jëm ci wàllu mbënn mi dina ma neex loolu di ci waxtaanee ndax jéego yu bari def nañ ko ci kenn mënul wax ni defuñu ci dara loolu amul pare naa itam ngir képp ki nga xamante ne mbir mi soxal na la ñu wax ci le ndax amul benn gouvernement bu def li gën li sama gouvernement def ci xeex mbënn bi moo xam ci 1960 ba tey ci 2012 laa tëral plan bi koy xeex. De lutte contre les inondations. D'abord, dès 2012, j'ai lancé un programme décennal qui finira en 2020. ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci président de l'union des magistrats du Sénégal président de l'union des magistrats du Sénégal Ibrahima Téliko dañu ko wóolu ci kanamu conseil de discipline ginnaaw inspection générale de l'administration de la justice nga itam conseil supérieur de la magistrature nga xam ni moom jiit la des na ko wóolu nañu ko fii ak ay fan yu néew. moomee nag nga xamante ni bii moo jiite UMS muy Union des magistrats du Sénégal nga xam ni ci talaata ji muy démb daanaka daal dinañuy dénoncer procédure toppam googee nga xam ni xëy na ñu bëri joxe nañ ci seen xalaat ci nii du deful lu dul néewal doole justice te lii lépp bu fekkontoo ni séparation de pouvoir am na xëy na mën nañ cee bañ a yegg dàquñu sax nag def benn conférence de presse ñoom magistrats yi àjjuma bii ñu dëgmal ngir dénoncer te itam lànk nag ni kenn du leen bundu xataal Fatmata Diop. Union des magistrats ñoom nag taxaw nañ temm takk seen digg jàkkaarloo ko ministre bi ñu dénk wàllu yoon li ko wundu moom moo di saisine bi nga xamante ne maître Malick Sall def na ko ca conseil de discipline bi ngir ñu juger Souleymane Téliko ñoom ñu ngi ko xamle ci ab communiqué bi ñuy naqarlu doxalinu ministre bi bureau bi nag ñoom réaffirmé nañ seen ñàkk ànd ak procédure bu ñu mel nga xamante ne nee nañ day tuutil membre yu association yi rawatina nag magistrature bi lépp bureau bi ne xamul lan moo waxal sax yàkkamte bi nga xamante ne ministre bi mu ngi koy wane ngir ñu juger président bu union des magistrats du Sénégal te mu jaarale ko nag ci ab communiqué boo xamante ne sax ki nga xamante ne mooy ndeyu mbili gi notifié guñu ko rapport boo xamante ne joxe nañ ko mu mel ni nag ñoom njort nañ ne lu ñu mel dara waralu ko lu dul rek ñu bëgg a gànkal deru UMS naka noonu ki la di seen président ci fàttali nag ki nga xamante ne moom moo di juge Souleymane Téliko ko boo moyul mën naa am ay sanctions yoo xamante ne dinañ ko gàll ci ndoddam mu mën a dem durub ñetti weer jàpp benn at naka noonu interdire ko sax mu exercer fonction de juge boo xamante ne mën naa durer benn jàpp juróomi at. En tout cas njiital Amnesty Sénégal di Seydi Gassama moom nee na yëf nañ ko gaaw teg ci suuf ndax ak jaay doole lay doon goo xam ne jaaduwul te it nag day jëmmal ñi doon mus di demander séparation de pouvoir diggante exécutif ak judiciaire nañ teewlu Seydi Gassama. Souleymane Téliko deful leneen lu mu rappeler benn décision wala boo xam ne cour de justice la CEDEAO nekk loo xam ne am na force d'autorité ci état Sénégal kon loolu warul tax tey n'est-ce pas état bi enclenché toute une procédure convoqué structure yoo xam ne ñoom ñoo leen contrôler convoqué benn conseil de discipline boo xam ne li ñu wóorte wóor mooy ñi fay nekk ñoom ñoo leen contrôler pour que évidemment ñu atte ko ñu mun ko sanctionner pour que mu mun a noppi et que ñun juge yëpp nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kuréel boobu ñu mun a noppi bàyyi nguur gi mu dérouler li nga xam ne moom la bëgg suñu toogee ñu bàyyi ko mu def li ko ne ak juge yi dañuy fooy ñun suñu bopp dañuy fooy suñu liberté képp comme Sénégal nga kay citoyen bu conscient war nga pare taxaw thème pour défendre indépendance juge yi pour défendre indépendance de la justice. ba tey ci wàllu xibaar agression bu ñaaw bi police def ci kaw caméraman bu Dakaractu bi Adja Ndiaye nekk ci bérébu l'hôpital jamono ji tembe loole nag day joxe misaal ci nii war nañoo taxaw tem
ci gën a aar way taskatu xibaar yi sur le terrain police itam xam ni taskatu xibaar du noonam doxalin la yoo xam ni ñi jiite ay groupe wala ay kuréel yu boot ay taskatu xibaar dañu ko dénoncé ñaawlu ko appel mooy presse en ligne bi ki ko jiite Ibrahima Lissa Faye ma ngay dénoncé nañ ko déglu Ibrahima Lissa Faye jàppandiwul xëy na yeneen xibaar di ngeen déggi kàddoom fitna googe nga xam ni dafay faral di am itam lu ñu war a indi ak jubbanti la nga xamante ni bi xëy na wax nañu nangu ni bari na ay harcèlement yuy bàyyee ko ci way takk der yi jëm ci kaw way taskatu xibaar yi te itam ñooñee duñu seen ay destination yeneen i xibaar Fatou Abdou dana ci dellu soit ak ñun diwaanu Pikine responsable Pastef Patriote ak Yeumbeul Nord la ñuy dénoncé mooy politisation gestion inondation ci ay localité misaalu responsable APR yi nekk ci jiite ay commune ci ay gox foofee nga xam ni boo fa indee sax moto pompe bëgg ko installé ñu ne la du fi mel ni ñoom moom askan wi ba ni kenn du leen xettali ci bu laajee ñu xettali leen Oumar Ngalla Ndiaye nit ñi dañuy caaxaan nañ déglu seen ki nga xam mooy Amadou Cissé Thiam bokk ci ñoom ñu teewlu ko. jamono ji nag bi ndox mi baree ñu récupérer ko def entretien bi lu ñu amoon mu tuuti ñu bari ñu def ko ci mu desoon nag benn câble bu ñu waroon jënd ñu waroon ko jël monter ko ci poto Sénélec bi pour mu alimenter pompe bi mais malheureusement suñu ay adversaires politiques yu nekk fii ci gox bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk au pouvoir di ay apéris ne pompe bi du fi tàkkee parce que ndax lan seen ay wujju waa Pastef ñoom ñoo laa waxtaanal ñu génnee xaalis débloqué ne ñu jënd leen câble bi comme ça ngeen mën a dégager ndox mi pour l'un ou pour l'autre par exemple li ci nekk daal ba nekk ci mooy ñun bu ñu defuloon benn réaction ñoom duñu réagir donc daal doy na waar dara amul ci Yeumbeul boo bëggee dégg-dégg Yeumbeul Nord surtout nag. li nga xam ni mooy Covid-19 nga xam ni Sénégal day def na ci ay jéego yu am solo ci xeex gi mu koy xeex ngir mu dellu gannaaw waaye ba léegi Union européenne ñu ngi boole Sénégal ci limu réew yi ñu nanguwul seeni ay doom dugg fa ngir bañu wopp ji yaatu fa te moo ne day ñoom ñoo dugal wopp ji fii ci Sénégal Fatou Mbaye Diop. weeru mars àdduna wërngël këpp dugg nag ci phase li nga xam ne mooy mbas mi ndax nag juróomi continent yépp Covid 19 bi daal di leen di laal frontières yi ñu tàmbalee koo tëj Union européenne daal di tëj frontière am ak dëkk yu bari ni ki Sénégal te moo ne de jamono joojeele Union européenne la ñu gënoon mën a daw ndax nag mbas mi fa la gënoon bare ci njeexital weeru juin bi ci jamono ji nga xam ne Europe moom mi ngi doon enregistré bés bu nekk rek 20,000 cas yu bees ci Covid 19 Sénégal mi ngi tolloon ci juróom benni junni ak lu teg waaye nag junneex juróom-ñeenti téeméer rek ñoom ñoo nekkoon sous traitement terewul Europe daal di ubbi ay frontière am ci benn fan ci weeru juillet te fukk ak juróomi réew ci àdduna bi Sénégal nekkul ci liste ba sunu réew daal di tontu indi li nga xam ne moom mooy réciprocité Union européenne daal di delli ginnaaw ci juillet ba tey coronavirus di gën di wàññeeku fii ci Sénégal jamono ji amuñu lu dul rek junni ak ñaari téeméer ak lu teg ci ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement ca noonee dëkk yu bari ci Europe ñi ngi nekk ci situation bu doy waar terewul moom Union européenne tëjaat frontière am ak Sénégal ñenn ñi naan màggal gee ko waral laaj bi kay mooy lu waral Union européenne tëjaat ay frontière am te Sénégal mi ngi ci yoon bu baax bi. Voici Trafic News. Allez. Voilà, merci beaucoup El Hadj daal dinañ progressé jaar sànq buntu Pikine foofu lay amul jafe-jafe ça circule tranquille rawatina nag ñi nga xam ne ñoo choisir déviation bi doxee ko nag cité Sodiba jàpp cité Labatale foofu la yëpp ça circule tranquille dans les deux sens bu dee nag sur les deux voies Labatale foofu aussi c'est nickel amul benn jafe-jafe mën ngeen ko jaaree daal di woowee seen circulation naam sax ak bépp ay woto yu bëri ñoo fay transité bokk na si nag ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko sur la déviation wala sax ñu bàyyi ko du côté Technopole wante nag tey ji amul benn complication bu dee aussi rond point Seras c'est complètement dégagé foofu la tamit mun ngeen ko jaaxe daal di wéy seen circulation ndax tey ji amul benn jafe-jafe élage Zik FM. ñi nga xam ne seenum njàng ci làkk arab la ñu ko jaaree ba am ci ay diplôme dañoo gis ni gouvernement bi fullaalu leen benn yoon ña nga woon ci diwaanu Touba démb loola sax nag def nañ ko jàmbat ba yeggee ko xalif ba wante itam di sàkku ñu amal benn ndaje boo xam ne ñi am diplôme ci kàllaamay arab ñoo koy seq ngir kër mën a lijjantil seen bopp seeni affaire Abdoulaye Diagne. ñi am lijaasa ci kàllaamay arab tey yeewoo ci Sénégal ne dañ leen a beddi di leen dundloo kumba am ndey ak kumba amul ndey Souleymane Gadiaga mooy coordonnateur bi. système boo xam ne dafa défavoriser bu baax a baax les diplômés à langue arabe ba tax na benn possibilité lañ am jàngale loolu lañ wax ne dafa war a jeex. noonu ñu ne dañoo fas yéene jéebaane nguur gi ci kanamu kilifa diine yi. tàmbali nii tey ñu ñëw fii ci Touba daje ak ki nga xam ne jàpp nañ ne tey li di ay xalif généraux ci dëkk bi moo fi ëpp ay at ñu ñëw fi tàllal ko loxo mu wane nañu
ñu naqari moom la gën a naqari mi ngi bokk ci ñun bu ñu fi jógee dañuy dem ci mbooleem xalifa général bu Sénégal yi. waral ñu ne dañoo bëgg jebet ñu daal di toog waxtaanee lu ni mel la. li ñuy ñaan nag ci état bi mooy woote ay assises nationales ci wàllu éducation enseignement arabe islamique au Sénégal parce que dañ ko war a évaluer am na ay jafe-jafe yu bare yoo xam ne ñu nekk ci secteur bi yëpp ñu ngi koy dund. ñii gàddu seeni lijaasa ci kàllaamay arab ne danañ yëngatu bu fekkee seen jàmbat yi lee toqul ci nopp kuy dégg ab du lay jëñ Touba Zik FM. diplôme boobee de ñi ko am ñëpp ku ci yaakaaroon xëy ci gouvernement bi moom sa doole mun naa néew day fàttali nag diplômé arabe bokkut ak diplômé ci wàllu l'islam wuute na lool dañ xam nga fi ñu teg suñu tànk balaa ñoo kenn di sacrifier duñ ko nangu ñu wax ci Guinée Conakry ak décision bi nga xam ni jël na ko ay fan def fi ak élection présidentielle yi ci 17-18 octobre bii ñu dëgmal Alpha Condé tëj frontière am ak Sénégal am na prétexte nag bu tax ci xalaatu ñenn nee nañu xëy na li opposant bi gën a mag Cellou Dalein Diallo bari lool ay militant fii mooy li ko sabab ñeneen gis itam ni xëy na sañ-sañ bu mu am la ngir kat kaaraange foofee ci réew ma di Guinée Safiatou Ba Ndiaye ci biir campagne électorale pour présidentielle bu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi ñu jëm ci la Guinée Conakry jël ndogalu rek tëj ay frontières terrestres ci digganteem ak réew yi nga xamante ne ñoo di Guinée Bissau ak Sénégal mu di ndogal boo xamante ne nguuru Alpha Condé dafa fësal ni rek li ko waral du lenn du dul rek sécurité tëj boobu ñu tëj frontières yi seen digganteeg ñaari réew yooyu lee mu ngi am nag ci jamono ji nga xamante ne guinéen yu bëri yoo xamante ne nag ñu ngi ci Sénégal wala sax Guinée Bissau bëggoon a participer ci élection présidentielle yi fësaloon na ni rek dañoo am ay jafe-jafe ngir rek mën a inscrire ci consulat yi tax nag ba am ñu ci bëri ñoo xamante ne rek dañu fas yéene woon rek dellu seenub réew boobu di Guinée Conakry ngir rek mën a voter kon ndogalu tëj boobu les frontières est-ce que politique lalu ko ndax xam nañ ni rek communauté Peul bi ñu jàpp ni ñoom Cellou Dalein Diallo la ñu àndal moom mi nga xamante ne mooy kujje gu njëkk bu Alpha Condé ñu ci ëpp ci ñoom ñu ngi ci diaspora guinéenne bi rawatina ci réew yu ci mel ni Guinée Bissau ak Sénégal raison politique wala sax kaaraange lu mu ci mënti doon rek ñu bëri ñu ngi gis ci bile ndogal mbébétu Alpha Condé fexe rek ba dagg bépp contact bu mu am digganteem ak ñaari réew yooyu le ñeel jongante présidentielle yi ñu war a amal ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi ñu jëm. ñu daal di ubbi xëtu sport. ñu daal di koy doore ci Alfred Gomis daal di nay signé ci fi nga xamante ni bi moo di Rennes foofee xëy na mun na fa remplacer ki nga xam ni moo di kii di Edouard Mendy mi nga xam ni moom itam daal di nay leeral ab transférem ngeen jéggal ma ñu transféré ko ci Chelsea mu daal di fay demoon international sénégalais boobu am ñaar fukki at ak juróom-ñett kon daal di nay leer kon carrière am daal di nay décoller nag macha allah ci at yi ñu dëgmal ngir kat club bu mag bi nga xam ni dem na fa muy Chelsea nekk seen gardien xam nga moom doomu Sénégal la beneen doomu Sénégal bi itam di ñaareelam di Alfred Gomis moo ko war a kon remplacer ndax jamono jëmi waaja dem itam ñu di wax ren tegoon nañu bët bu baax ci Alfred Gomis mi nga xam ni kon moom itam démb teg na tànkam bu njëkk foofu lay ni ki itam daal dinay xaatim te li ñu am ci xibaar toll na ci fukk ak juróom ci ay millions ci xaalisu euro ci li nga xam ni mooy contrat boobee nga xam ni moom la signé foofule. ñu wax ci leneen ci wàllu organisation yi nga xam ni moo war a am ci wàllu football ak fédération sénégalaise de football Covid-19 ak impact bi nga xam ne def na ko bu ñu sukkandikoo ci seen président fédération sénégalaise de football ay milliards yu takku yoo xam ni footballu Sénégal ñàkk na ko ren ji muy impact bu Covid-19. daañu ko boole nag ci waxtaan yu yaatu yi nga xam ne xëy na solution dana ci mën a am ngir kat ñu relance waat sport bi fii ci Sénégal surtout ci wàllu football loolu fi